on ceeg moom docteur Ousmane Dia. ñaari mbir mooy machine yi maari day tàlli yàlla defal lañu sutura ba fu ñu toll nii machine yëpp ñi ngi dox donte ñi ngi nekk ci suuf bu métti parce que li Sénégal doon jëfandikoo ci ñetti at tey ci juróom benn weer moom la ñu utiliser en oxygène léegi nag loolu moo tax ma ne xel yi dal na ndaxte tey ñoom engagé wu nañu wax ministre bi ne ko foo munti toll rek ñun dinañu ànd ak yow dinañ la gunge ba nga xam ne doo am benn jafe-jafe ci wàllu oxygène waaye wax nañu tamit dëgg nee nañ ñu lu ñu yor donte bëri na waaye dafa am au niveau mondial ay jafe-jafe pour ñu approvisionner wu ci liquide bi nga xam ne mooy tax ñu mën a produire. ñu des ak moom ba tey directeur des établissements publics de santé jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram daal di ne déposé ab plainte jëmale ko ci directeur général bu Suma Assistance ginnaaw kàddu yi mu yëkkati ne kon dañuy jaay matériel médical yi docteur Babacar Niang la mu xamle woon ci fàttali moo di équipement médicaux yu war a nekk ci public bi dañ koy jaay privé bi docteur Ousmane Dia daal di addu di xamle ni kàddu yooyu le du dëgg rax ci doole nag tuuma la yu ñu teg ci ndodd yi gën kaa néew lu tolloog ñetti junni agent di tilimal seen der ñu andi ceeg moom. loolu mun naa la wax ne loolu amul te mënta am ndaxte équipement bu duggee ci biir hôpital dafa am anam bu mu fay duggee dafa am anam bu ñu ko fay téye dafa am anam bu mu fay génnee te xanaa nga nekk nit koo xam ne àndox sa xel nga am fitu ñëw jël li nga xam ne nguur gi moo ko moom nga génnee ko ci sa coobare bopp te suba daal dina dal ci kaw parce que équipement bi bu ko la jéem jëndee ba pare day defar note jox ko ministre mu ne ko hôpitaux yi ak ñi ñoo nar a am équipement ministre signé ko bu ko signé man dinaa ci am copie ministère bi direction yëpp dinañ ci am copie hôpital dina ci am copie ba pare hôpital bi dans les règles de gestion des finances publiques dafay jël équipement bi mu dugal ko conseil d'administration. directeur bu Suma Assistance moom jokkoo nañu ak moom la mu daal di xamle mooy jotagul plainte te saa su ko jotee kon dina addu Abdoulaye Mbow. waaw defe naa ne li mu wax ni ni koy wax tey jaadu na parce que itam moom la ñu jagleel plainte boobu moom nee na jotagu ko donc xëy na plainte bi mi ngi ci circuit bi ministère de la santé par la voie de l'autorité di Abdoulaye Diouf Sarr moo porté plainte mais man dama ne plainte ou pas plainte accusation ou pas accusation dès l'instant que kaddu jip na yu demee noonu man de sama xalaatu bopp bu ñu àndee kaddu yu mel noonu jëmale ko si li nga xam ne mooy démantèlement centre de traitement des épidémies matériel bi jaay nañ ko jaayuñu ko man de su ma doon procureur defe naa ni si wàllu woowu autosaisine bi nga xam ne yoon ma moo ko may defe naa dinaa ko jël ba nga xam ni dinaa mën a def l'enquête gu wóor l'enquête gu leer parce que du moom kese ko wax am na ñeneen ñoo xam ne bind nañ ko am na ñoo xam ne wax nañ ko am na ñoo xam ne àddu nañ si donc loolu yëpp dafa nekk mbir boo xam ne ba tey des na leer si bopp doomu aadama yi te defe naa ni yoon la woon yoon mën a jël boppam def li nga xam ne moo di liggéeyam. Justement Fatou Abdou comme yàgg nañ cee wax ndax jotul ñu leeral yëf yi. waaw mooy autosaisir bi nga xam ne procureur de la République 24 heures après bi ko docteur Niang waxee waru woon sax xaar le ministre de la santé di def ab plainte te dafa am lu ko jiitu Madiambal Diagne bi jiite avenir communication dafa wax ne bi ñu démonté CTI matériel gis nañu matériel bi ci yenn ci ay cliniques privées foofu rek je pense que jaroon na taxaw seetlu parce que lii dafa doon ay kaddu yu rëy yu graaw ci gestion pandémie ci réew bu ñu waxee ne dañoo jël matuwaay ak jumtuwaay yoo xamante ne dafa war a dem ci hôpitaux yi ñu jëlee ko ci public bi dem di ko jaay ay clinique privée te ki ko wax du n'importe qui dafa jiite benn clinique privée boo xam ne ñëpp xam nañ ko muy Suma Assistance muy docteur Niang confrontation nag il faut que aussi suñu autorité yi di bañ a nangu confrontation parce que quand même dëkk boo dem am na nga wax ci feebar bi lii keneen dindi ko ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ko séq mais bu yegsee fii ay accusations yu grave yi jot nañu ubbi ci enquête bu leer nañ ne serait-ce que pour sénégalais yi ñu xam dëggantaan fan la dugg ndax ñëpp xam nañu ne mbas mi daf ñu wan dëggantaan ne ñun dañu am ay failles ci suñu système sanitaire. ci mbas moomu la sax Fatou Abdou ci la ñuy taxaw ci tolluwaay bi ndax fii ci réew Sénégal gën kaa néew lu tollook juróom-ñett fukki doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci diirub benn ayu bés képp lu tollook fanweer ak ñeent ci diirub ñaari fan kaa yi di gën gi yokk li ni mel nag tàmbalee indi ay jafe-jafe yu bari ci CTE yi rax ci dolli nag oxygène boobule nga xam ne dafa manqué ñu onu ceeg Fatimata Diop.
juróom-ñett fukk ak juróom-benn moom la ñu jot a gis ci ñu ñàkk seen bakken ci semaine gii muy faatu yoo xamante ne nag dara waralu ko lu dul variant delta bi ci coronavirus bi mu tiital nag ñu baree bari lundi ba dimanche loolu le moo di lim yi nga xamante ne gis nañ ko ci ñi ñàkk seen bakken hôpitaux yi gis nañ ne ñetteelu vague bi tax na rek ba fees na dell loolu di firndeel ne rek